ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw nuñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique. Khalifa Sall mi ngi ci biir kaso bi daanaka mat na fi mu nekk nii 100 jours ak yu teg 100 jours Macky Sall mi ngi ko tëj ci biir kaso bi. ñu ne bu ñu waxee ñu ne dañoo faral Khalifa Sall déedéet faral amu ci. bañ injustice ci réew mi ndax bañ injustice boobu moo taxoon ci lim bu takkoo takku ñu bëree bëri ànd ak ki nga xam ne moo di Macky Sall bañ ko dàqee fi nga xam ne moo di assemblée nationale ba yàlla def li mu def mu diggoon ñu ci loolu ndaxte fukki nit ak juróom ñàkk na seen bakkan ngir moom mu mën a jot ci nguur. kon bu ñu gisee mu nekk ci nguur di doxalee injustice day jaadu ku nekk boo sàmmee sa ngor ak sa dignité fëkk yóbbuwu la nga mën a tey dal xipp say bët di xool nga ne ko déedéet président lii jaaduwul lii taxutoon ñu fal la lii taxutoon fukki nit ak juróom ñàkk seen bakkan boole ci yow yaa ñu digoon une république des valeurs. président 100 jours mi ngi nii nga tëj Khalifa Sall ci biir kaso bi. may tàmbale di wax ne ñi waxoon ne dañuy lancer opération ket ak yooyu dañoo umpale benn mbir bés bu nu ketoon double lu ñu jiiñ Khalifa Sall teg ko ci kaw table bi du tax Macky Sall bàyyi Khalifa Sall mu génn ci kaso bi. maanaam mbir mi du mburu justice ay instruction lay jot exécuté te nag boo leen ketee ba jox justice sax li nga xam ne moom la ñu tuumaal kii di Khalifa Sall tant que neexul président Macky Sall Khalifa Sall du génn ci biir kaso bi. rax ci dolli seen mébét seen yéene moo di lan rendre Khalifa Sall inéligible ci élection présidentielle. loolu mooy seen pexe benn pexe la ñu am fexe ba condamné Khalifa Sall peine boo xam ne du mën a bokkati ci ay élection waaye loolu sax bu nekkee ay pexe la. te yëgagun ci foog naa ne jaar-jaaru politique waroon na tax nit ñi sellal seen xol laab ñuy jëfee ñoo xam ne kenn du leen ŋàññ. président ma waxtaan ak yow 100 jours mi ngi nii nga tëj Khalifa Sall ci biir kaso bi. administration pénitentiaire di jot ay instructions pour di ko gën a bundu xatal bu baax a baax. est-ce que sénégalais xam nañ weer a ngi nii ak lu topp Khalifa Sall amul benn visite lu mooy parapheur buy jógee ci mairie bu Dakar ñu jox ko ci ay dossiers yu mu war a signé weer ak lu topp a ngi nii gisul benn ci ay njabootam waxuma sax jege naa leen njabootam du ay doomam du jabaram président Macky Sall xañ ko administration pénitentiaire du ñu gëmloo mbiru parloir te ma baamtuwaat fii man seeti naa Karim Wade ci bureau la ma recevoir. ñu waxtaanee réew mi ci lu bare jotagul pour ñu jukki loolu tey jii président Macky Sall weer ak lu topp mi ngi nii ñu aaye ci sa kaw bëgg-bëgg kii di Khalifa Sall mu mën a gis njabootam. kon la nga mébét di ko wax président di ci boole sax reetaan di wax ne je vais le détruire ba Mbaye Ndiaye rëkkale woon wax ko benn jour. nous allons détruire Khalifa Sall loolu waxtaanu biir néeg la yéen a toog di ko waxtaanee je vais le détruire boo koy wax da ngay reetaan kilifa diine yi ku àddu nga ne mënuma ci dara. pourtant président mosoo dugg kaso waaye tiitoon nga lool ci xalaat rek ñu dugal la kaso. président yaa ngi fàttaliku guddi gi nga xam ne 3 heures du matin yow yaa dawal sa oto dem ba Almadi seeti Serigne Gallas Kantoum bu Serigne Bara. pour sa oto sax bañ a feeñ dañ la ubbil garage bi nga dugal oto bi ci biir garage bi pour gis kan Serigne Bara sunu maam ju baax jooju waxtaan ak moom ngir lan ngir Serigne Bara wax ak Maître Abdoulaye Wade ñu bañ laa dugal kaso. lan nga doon wax ca booba Serigne Gallas Kantoum président am nga loo ko doon wax de da nga ko doon wax ne ko dugg kaso moom dee moo ma ko gënal dugg kaso dee moo ma ko gënal président fàttalikul kàddu yooyu. dugg kaso moom dee moom a ko gënal Serigne Bara woo Maître Abdoulaye Wade ne ko la nga yëkkati teg ko ci suuf
pourtant dem met Abdoulaye Wade mënoon la dugal kaso mënoon na ko lool waaye ba ko sëñ Bara ñaane da ko teg ci suuf 3 heures du matin ca booba président yaa Khalifa Sall xamante ngeen bu baax a baax fàttalikul sa traverser le désert chaque samedi daa nga dem kër Khalifa Sall daa nga fa dem bu baax a baax xamante ngeen moom bu baax a baax am na histoire bu dox seen diggante yow ak moom ak say garde corps yow ak moom ak say garde corps du yow rek say nit xam nañ ko ñii téye seen làmmiñ di ratatat di wax damay faral di wax ne wax jotul am na loo xam ne sax jarut a jukki waaye nag lu ëpp tuuru président yaa ngi fàttaliku say nit wax nañ la ko wala waxuñu la ko am na 2012 élection législative liste Benno Bokk Yaakaar bu Ndakaaru Khalifa Sall moo leen jàppale pour ñu def li nga xam ne moo di seen campagne 10 millions la jox Moustapha Diakhaté ak 1000 litres d'essence mu jox ko Saliou Keita moo nekkoon trésorier bi am na ñu ko fekkee am na ay seede ca booba laaj ñu ko woon fan la jëlee alal jooju de mukk kon président fu nga dellu siwaat sa xel ñu lay dugal ci yenn va-t-en-guerre yi xeex yi day mel ni ñu bari dañuy wax ne est-ce que koo xam ne dafa am lu ko métti muy fayantoo te ñooñu defuñu ko dara nga xëy nag fii ci Ndakaaru nga samp fi kan Amadou Ba ñu koy dàkkantele l'homme le plus riche du Sénégal Amadou Ba nga fi samp fii ci Ndakaaru ngir mu gañal la Dakar nga ne yaa ngi tëj Khalifa Sall ci wàllu détournement président xam nga nu ñuy dàkkantele Amadou Ba jamono yi banque nationale bu Parcelles Assainies ñi ñaa ngi wax ne 40 millions la jox communauté mouride bi pour ñu jàppale ko ci élection yu ñu jëm président nan la fonctionnaire de l'État mën a am 40 millions xobet yëkkati ko teg ko ci table bi di ko jox nit fan la ko jëlee seen nit ñi nga jël régie financière yi nga xam ne yépp ñoo ko contrôler ni ñuy pasaree alal réew mi jaaduwul rawatina ñu nekk ci wàllu politique président ñu nekk ci wàllu politique alal ji ñuy pasaree du alal joo xam ne dañ ko ñaq du seen salaire dañ ko sàcc mënuñu lu dul sàcc ko fonctionnaire de l'État mënta am xaalis nu ñu toll mënta nekk waxoon naa leen na Dakar dina taw xaalis président dafa am loo waxoon 2012 ba nga gisee waa parti démocrate sénégalais di génne alal ma fàttali la ko nga déglu ko. Nous ne pouvons pas laisser passer la dilapidation des ressources nationales au service d'un pouvoir en déperdition qui tente de corrompre à l'échelle nationale tout citoyen pouvant lui donner le moindre espoir. C'est par centaines de millions de francs au quotidien que le pouvoir s'emploie à corrompre les Sénégalais. Des audits seront faits sans faiblesse aucune pour voir l'origine de cet argent douteux. Parce qu'il faudrait bien qu'on nous dise comment des milliards peuvent quotidiennement être distribués de façon impunie. jàppal na tey jii say nit nag ñi ngi def lu ko yées lool waaye xamul tax ñu koy def xam nañ ne dara du leen ci fekk. ana Cheikh Omar Anne bu kudd of nag épinglé wu ko fi waaye ñëpp xam nañ ne kenn du ko topp. ana Siré Dia bu poste dossier poste boobu dañ ci dellu si waat bu baax a baax ndax liñ ci jotee information dafa jéggi dayoo loolu rek jar na benn chronique lëmm ñu taxaw ci. ñoom ñëpp rapport of nag épinglé na leen mais du mujj fenn la dul mujj ndax nag say ñooñ lañ lu gën a yéeme moo di bu ñu gisee administrateur yooyu nga xam ne ñoom ñëpp fàq nañ daw dem ci parti au pouvoir ngir seen carrière politique ngir tamit mën a sàcc te kenn du leen poursuivre parce que ku bokk foofu tu as la prime de l'impunité kenn du la jàpp. li ma doon wax nag foofu nga wuuteeg Ablaye Wade ndax Ablaye Wade ay ñoñam la leen tëj waaye yow moom adversaire politique ngay tëj président. ARMP daanaka comédie la ñuy def rapport yëpp duñ ko génn of nag moom gas ba mu xóot suul moo ci des. IGE cimetière u retraité la firnde Abdelkader Camara xaritu benn bakkan Ousmane Tanor Dieng bi supervisé mission de contrôle mairie de Dakar bi génne li histoire caisse d'avance bii retraité na bu yàgg
waaw ba tey ji mi ngi riigu toog ci fi nga xam ne moo di IGE nekk vérificateur général adjoint moo ne de kii di Ousmane Tanor Dieng nommé na ko sax secrétaire général au conseil des collectivités territoriales wante ba tey ji ma nga IGE moom moo supervisé li nga xam ne moo di mission d'audit bu mairie bu Dakar. Après un travail bien accompli ñu gratifié ko poste secrétaire général au conseil des collectivités territoriales. am na scandale bu doon wàcc am ci ARTP moo di opérateur virtuel yi dégg nañ président am na loo ci def scandale boobu mën a yem waaye tey jii ma wax la beneen scandale bu rëy bu jéggi dayoo boo xam ne bu ma ko yëgee daf ma ëlëm. Scandale bi mi ngi dox ci diggante caisse de sécurité sociale ak IPRES. Scandale bu rëy tollu ci 6 milliards de francs CFA. lu xew caisse de sécurité sociale ak IPRES dañ ko nar a fusionner ci benn projet mu doon benn kuréel maanaam caisse de sécurité sociale ak IPRES ñu boole leen mu doon benn kuréel. projet boobu ci wàllu système d'information jox nañ ko benn multinational bu tudd xam nga nen Catalyst mi ngi fii ci Almadi bi Catalyst la tudd 6 milliards de francs CFA ku nekk ci digg ba moo di kan frère Farba Ngom Birane Ngom la tudd moom mooy directeur des systèmes d'information de la caisse de sécurité sociale moom mooy directeur bi lu ci xew lépp xam na ko mook Racine Sy jaabante na lool Dakar Dubaï lu bare scandale bu rëy ngi noonu ñuy ñaan responsable yu nekk ci biir de caisse sécurité sociale ak IPRES bu nekkee ay patriote lañ ca dëgg-dëgg ay patriote lañ bëgg nañu réew mi ak syndicat yi nekk ci kuréel yooyu nañ jóg taxaw wax ak sénégalais yi ndax it lu ci gën a doy waar moo di xaalis bu bari dox na ci diggante ay responsable jox leen ko ay mallette d'argent li gën a yées nag moo di liggéey ba leen sant sax matewu ko leen doon séntu responsable yi nee na lu yées lañ leen indil fi may wax ak yéen nii am na lettre de dénonciation bu dem ci OFNAC waaye li ma leer ba leer ma mooy du am benn suite ndax Seynabou Ndiaye Diakhaté la mu wax leer na du def lenn ci OFNAC te amuti ndigalu kii nga xam ne moo di président de la république Macky Sall président de la république Macky Sall scandale bu rëy ngi noonu 6 milliards de francs CFA frère Farba Ngom Birane Ngom mi ngi ci digg ba Racine Sy ma nga ca biir loolu nañ ko leeral sénégalais yi xam lan la responsable yi nekk ci biir caisse de sécurité sociale ak IPRES bu ñu ragalee nañ jox nit ñi yenn information yépp am na ñu ci jotaam ñu ngi koy dajale lépp di leen taxaw benn muy ñaar yoo xam ne maa ko digge poste ak mbiru Catalyst boobu nga xam ne projet de fusion la ci diggante caisse de sécurité sociale ak IPRES jeexalee ak joytu yu ñu gis ci Benno Bokk Yaakaar ay parti yu yëkkati di wax ne Macky daf leen wor mais damay laaj ñii ñan la ñu yab ñoo toog seen réunion jox carte blanche Macky Sall parce que ñoom jàppee nañ ko mooy seen yàlla fi suuf ñoom ñëpp ñoo dem jébbalu ci moom jël seen parti yi jox na koy yaañu moom defal lu la neex président Macky Sall def lu ko neex ñu yëkkati kaddu di joytu nañ ko jooyee feneen Sénégal yi dañ leen jéppi ci loolu bu ko fi kenn jooyee taluñu ko sax parce que li am ba des ñoom ñoo dem jébbalu ci kii nga xam ne moo di Macky Sall te bañ koy def lenn taxoon gérer seen fin de carrière politique réew mi ñoru leen ci loolu déedéet ndax lañ dañ taxaw di dénoncer ci Maître Abdoulaye Wade gis nañ lu ko yées na patt pataaral noppi waale ko ñi doon saaga di wax yëpp dañoo njortoon ne kii di Macky Sall dina leen boole ci liste yi ñi nga doon dégg ñuy tëb di dal yëpp di wax moo tax ñu am déception bu rëy Moustapha Niasse amutoon lu mu waxoon ay militants ñu déglu ko. nee naa président Macky Sall ak ñun dañu bokk di liggéey joxante loxo benn jinne mënul yàq loolu benn imbécile mënul yàq loolu benn ambitieux mënul yàq loolu benn salopard mënul yàq loolu ñuy crier nañu crier waaye nañu xaar ba 2017 jot. Macky Sall taxoon na mën a militant mi ngeen baal ma ci kàddu gi salopard imbécile Ousmane Tanor Dieng jëlul ay militant am tëj ci biir kaso bi
ngir bëgg lu neex ki nga xam ne moo di Macky Sall defu ko ñoo jël seen ëllëg confier ko Macky Sall waxuñu bu leen ànd ci coalition mais dañ ne dëgëral leen seen parti bi ngir démocratie Sénégal ngir vitalité démocratie te tamit ma jàpp ne am na dérive yu bari ñu gis ko nguur gi sañ koo def parce que da ngeen na pataaral di noppi di ko jéem a sax justifier des fois Moustapha Niasse kilifa gu toll ni moom di wax maa tay Ousmane Tanor Dieng ñuy bundu xatal say militants nga xam ne oui le rouleau compresseur de l'État le rouleau compresseur va être sur eux ils verront de quel bois je me chauffe ca booba ñu ngi gis lu gën a yées am ci biir APR ci wàllu xeexoo ci ay ndaw yëggul ci justice dama ne fi mu nekk nii nag militants yu nekk ci parti yooyu dañu war a wax ak est-ce que seen ëllëg dañ koy dénk ay mag ñoo xam ne màgget nañ ba pare seen fin de carrière politique la ñuy gérer rek seen njaboot la ñuy gérer rek parti yi seen yoon nekkuti ci parce que seen ambition personnelle rek la ñu am xeex nañoo xeex ba sonn mënut a réussir te amatuñ benn yaakaar léegi nag ñu ne nañu wanteer parti bi fàtte ndaw yi nekkoon ci biir parti bi am ambition politique yéen a war a jël seen responsabilité tàmbali ku ci élection législative yi xool noo leen di doxalee parce que ànd nawle lañ soxla ci wàllu coalition du ànd nooteel ànd nawle lañ soxla ci wàllu coalition. ñu dem ci bi ci Abdou Diouf ma yëg na dafa woo nit ne ko ah c'est bien bàyyil Tanor ak Khalifa Sall moom dafa dëgër bopp wax naa ko mu jàppale Macky mais dafa dëgër bopp yow demal nga jàppale Macky. Abdou Diouf mooy wax loolu un militant du parti socialiste di wax demal nga jàppale Macky Sall lu tax parce que Macky Sall mi ngi lay jox ay teraanga di def sax loo xam ne jaaduwul ndax day violer ay textes république Abdou Diouf kenn waru ko dëkkal fenn ndax mi ngi jot pension en tant que ancien chef d'état ñuy woote homme d'état boo ñëwee nga dëkk ci kër goo xam ne waroo fa dëkk say doom yor ay kër yow kër sax amoo ko Sénégal desalatu la dara teraanga bu ne mu jox la ko parti socialiste teraanga bu ne mu jox la ko tey amoo lu dul wax ay militant parti socialiste dem leen nga jàppale kii nga xam ne moo di Macky Sall parce que mi ngi lay jox ay teraanga te teraanga bu ne yàlla sédd la ko ba pare di jox ay marché sa doom lu jaadu woon kay moo di Abdou Diouf bu ko Macky defal loolu sax Abdou Diouf ci magam mu ne ko président Macky Sall jéemal xool noo jubóog kii di Abdoulaye Wade ndax teraanga yow boo am ci àddina Abdoulaye Wade moo la ko defal teraanga boo am ci àddina soo xoolee bu nekkee nomination signature Abdoulaye Wade la même président de la République bu ko doonee tey jii parce que Abdoulaye Wade dafa def erreur politique dàq ko Assemblée nationale moom sax wax na ko rencontre citoyenne mu ne amutoon benn ambition doon président de la République bañ ko dàqee Assemblée nationale la doog a jóg xeex ak ñu ko def loolu ba yàlla def ko mu doon président de la République kon buñ ko dàqutoon Assemblée nationale du mës a doon président de la République waaye Macky buy teral Abdou Diouf bàyyi Abdoulaye Wade c'est le monde à l'envers c'est le Sénégal à l'envers waaye loolu yëpp nag ay jàngat la nit ñi ñoo ci war a xëppi seen bët xool bu baax a baax leen sant di leen gërëm di leen dig daje seen beneen chronique seen site